xamante ni gën naa kawe lii du ca conception yi du ca plan yi du ca daje yi ak architecte yi du ci lépp mujj na sax tey ci biir Hizbut Tarqiyyah sëñ Ibrahima Keita léegi gis nga taxawaayam ci chef de projet loolu li ko indi mooy liggéey booy mën a liggéey itam bu ci dara ëpp doole lii daal di tàmbali nag ndax ci saa si la loolu tàmbali ndax jublu gi mooy sëñ Tuubaa dafa waxoon ne saa bu ndigal jotee bu ngeen gaawee jëm ci rek gaaw a dajeek ngërëmal yàlla suñu borom moo tax ca bis ba bay ñëwee la ca topp mooy tàmbalee woote ci Hizbut Tarqiyyah yàlla dogal na itam sëñ Tuubaa ci mbaaxam def na fi ñoo xam ne tey lu liggéey bi war a ittewoo rek yàlla dogal na ay kàngam lañ ci fànn ko am na ci ñoo xam ne jàng nañ ko ba di ko jàngale ñu daje lépp nag daal di jublu rek itte jëpp ñu jël ko sóobu ko jëm ci liggéeyal sëñ Tuubaa ni nga xamante ni la waree kon loolu boo xoolee moo indi fonkeel gi te fonkeel gi boo xoolee dafay feeñ ci jëmmi bâtiment bi ñuy liggéey ndax sëñ Ibrahima Keita wax na ko sànq mënoon nañu bibliothèque rek la ñuy liggéey ndax sunu bibliothèque rek ngay liggéey li nga xam ne mooy fondation bi nga xam ne moo taaw bâtiment bi mën naa tabax bibliothèque loolu képp mën naa tabax bibliothèque kon yeneen niñ ci dolli yëpp ngir xam ne fonkeelu xasida yi moo amul fu mu yem loo xam ne sëñ Tuubaa mi ko bind wax na ne bu ñu koy bind aras day yëngu malaayka suñu borom yi di bég muy yëngal xolu yonent yi ak saalihiin yi ak mbooleem ku baax kon lu mel noonu ku suñu borom ci baaxuk sëñ Tuubaa taw féexale nga doon ci dara ñu ne la yaa koy utal kër goo xamante ni ci lañ ko yóbbu xanaa fu kàttanu doomu aadama toll waaye loo ci def di nga ko xeeb te loolu atte bi it atte bu gaaw la boo xam ne Cheikh Modou Mountakha atte na ko ndax bi mu ñëwee dafa ni pas-pas bi ngeen toll ci liggéey bi ndax ba mu ko doon liggéey am na lim bu mu waxoon waaye bi mu gisee ñu yóbbu ko fa dafa ni ginnaaw ci économie rek la ñu wutee waaye xam naa ne fonkeel gi moom daje nañ ci kon nag su ngeen mënoon def barab bi or wala ngeen def ko jamaa it yeewee na ko kon kooku moom utal lu tudd foo xamante ne fa lañ jëm loolu nag moo indi lii sëñ Ibrahima Keita di wax ci wàllu projet bi organisation bi waxtaan yi convocation artistes yi ak maanaam architectes yi wàllu ñi nga xam ne dañoo xereñ ci fànn yooyu ba nga xam ne daal dinañ xam ne yéene yi ñoo xam ne fii la seen kattan yem waaye fonkeelu ndigalu sëñ Tuubaa moom amuñu fuñ ci yem. jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine Diouf di fàttali mbokk yi nga xam ne ni ñu ngi bàyyi xel fu ñu mën a nekk ci réew mi wala bitim réew ñu ngi ànd ak yéen nag ci waajtaayu assemblée générale bu mag bi nga xam ne nii Hizbut Tarqiyyah woote na ko le samedi 8 janvier 2022 ca kër xasida yi nga xam ne dañ koy liggéey ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha woote gi nag ni ngeen ko gisee rek ngir waxtaane nag lu jëm ci liggéey bi waaye lu jëm ci itam ndigal loolu kon ginnaaw jataay bu am solo boobu nga xam ne nii fàttaliku nañ ko tuuti mooy ndigal li bi ko sëriñ bi jox daara Hizbut Tarqiyyah dañuy daal di ñëw nag ci soobu liggéey bi kon xam naa ne waa régie bu fekkee ñu ngi ñuy waajal nañ élément bi nga xam ne nii Hizbut Tarqiyyah jot nañ ndigal yi ba def mbooleem waxtaan yi ni ko sëriñ Mouhamadou Lamine Diouf waxee dem nañ nag dem xool def benn étude du terrain jàngat naka la ñuy def ak fan ban suuf lañ ko war a def et cetera élément boobu bu jàppandee xam naa kon ñu ànd ci incha allahu. liggéeyu barab bi ñu jagleel mbindum Serigne Touba ci biir université bi léegi mu door daara Hizbut Tarqiyyah la ko Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides féetale ci ndaje mi nga xamante ni amoon na ko ajjuma bi loolu jàllee nag ba Serigne bi joxe ndigal li dibéer Serigne Yaatu Diagne jëruñ daara Hizbut Tarqiyyah ànd ak Serigne Mame Thierno mu Serigne Moustapha Bassirou jiite kuréel bi nga xamante ni ñooy jàppale Serigne ci taxawu liggéey bi ñu dem xooli barab bi àndoon na ci it lenn ci ay techniciens yu nekk ci daara Hizbut Tarqiyyah jublu gi moo doonoon xam ban barab la ñu rëdd ngir ñu war ko faa def xamanteeg itam barab bi ak ni nga xamante ni la bindoo ngir mën a jublu ci wàllu liggéey yooyu
mu war a tàbbi nag ci biir université bi nga xam ne lu bari ci bâtiment yi tàmbali naa jóg ginnaaw boo xamante ni Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké dooroon na liggéey bi liggéey boobu àggee itam dem nañu seeti Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor kaddu xalifa général des Mourides tey taxaw wàllu liggéey bi leeral ko fi nga xamante ni fa la ñu toll desul dara nag lu dul rëdd plan yi xam liggéey bi nan lay dooree ba war cee mën a jublu ci lu amul benn yàgg di fàttali ne barab bii ñu jagleel xasida yi Serigne Touba yi ci biir université bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides moo ko xamle woon ginnaaw bi muy dajeek lenn ci njabootu Serigne Touba ñu doon ko jébbal ay mbind ak i mool ci xasida Serigne Touba yi di fàttali ne liggéey la boo xam ne mi ngi ko féetale daara Hizbut Tarqiyyah ci njiitul Serigne Atou Diagne mi jëwriñ ji. jërëjëf waa régie kon sëñ Mouhamadou Lamine Diouf moo doon def reportage boobu sëñ Keita ngeen ko gisee ginnaaw bu ñu seetaanee élément bi ngeen demee sur le terrain def étude yeeg yooyu yaakaar naa nag li ci des mooy soobu bi nag day laaj ay anam yu bëree bëri wàllu matériel wàllu personnel wàllu carburant et cetera loolu en tant que chef du projet lan nga nu ci mën a leeral. waaw sëñ Abdoulaye ñoo ngi sant bu baax ci laaj boobu dinañ ci sawar. ndax ni ma ko waxee sànq sëñ Atou moom. itte ji nga xam ne moom la ko jox daanaka ci jotaayu sëriñ bi la tàmbale kon dem gi ci terrain bi dañuy jàpp ne kon bu jaadu la ngir ñu dem mën a xam fan limitu li nga xam ne mooy barab bi ñu war a defar bibliothèque bi waaye sóobu ci liggéey bi la ñu war a waxtaan ci dimension bi nga xam ne moom la wootee mboolem kuy membre Hizbut Tarqiyyah ñu fekk si ko ci loolu ngir sóobu ci liggéey ndax dafa gis ne xaside yi dañoo am taxawaay bu nu am ci yoon bi xaside yi day lenn sëriñ bi te taxawaay bi nu am ci yoon bi taalibe yëpp am nañ ci wàll kon bàyyiwut kenn leneen li ci des mooy tawféex gi ñëpp mbooloo mépp mën a am ci xaside yi ak ni ma ko waxee sànq ci sëriñ bi ne moom mooy def moom ci boppam mooy taxawal bërëb bi nga xam ne ca la ñuy def xasida yi tax na moom sëñ Atou mu woote itte ci bi ñu tàmbalee rek moom amalu ko fu mu yem loolu danaa ci indi benn anecdote bu ndaw ndax ci bokkoon na ci suñuy waxtaan lenn ci ay soññeem ci bañ koo utal yemuwaay dafa yegg ci wax ñu neñu sëriñ bi de ci sama tur la leen wooyee ngeen wuy si ci sama tur waaye wuy si sëñ Touba foofa lam ca jublu mooy kenn ci ñun bañ a jàpp ne moo koy def waaye ñu yëg ne sëriñ Touba moo koy defal boppam ndax sëriñ bi moom la ñu wax nañu liggéey bi maa koy defal sama bopp waaye nag ñii laa koy àndal loola waxtu wu nekk day delloowaat nit ñi ca la sëriñ ba waxoon ci jumaam ju mag ji dafa ne bu ngeen ko defee fa lillaahi alhamd waaye bu ngeen ko defut suñu borom dana sàkk ay malaaka sax la wax yegg ci wax ne yoo xam ne danañ ñëw def ko malaaka yooyu bi ñu ñëwee sàkku ko ci sëriñ bi da leen wax ne damaa am njaboot te damaa bëgg ñu jëriñ sëriñ Touba mi digle woon lee kon moo diglewaat lii moo tax mu gëm ne rek kon itte ji amut fu mu yem wuy si gi nag ci membre daara Hizbut Tarqiyyah moo mat a tegaat gis nga diggante bi ko sëriñ bi di jox ndigal li le 20 décembre fukki fan lañ ci teg maa ngi wax sous li ñuy wax sous le contrôle waa agence centrale économique et des finances bu Hizbut Tarqiyyah ñu ngi may dégg fukki fan lañ ci teg weesu nañu 100 millions ba ñuy teg xeer bi weesu nañu 200 millions ndax ñëpp bàyyi nañu xel ne milliard moom ndéem tudd na ko xanaa kay weesu ko la ñuy wax waaye yées milliard moom du am te booba mi ngi ànd ak études yi tàmbale mu dajale mbooloo yi ci borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam mat na ci loolu ñuy seet ak di tëral ak di nos ak di dessiner ak di rectifier ak di demaat sur le terrain di corriger fekk na moom gars yi moom sóobu nañu yoonu xam ne xare la rek dañ koy song te dañ koy daan loolu biñ ko defee mu tëralit ay commission yoo xam ne ñeenti weer lañ dox ñeenti weer di liggéey guddi ak bëccëg ba ñuy toll ci ñeenti weer lépp lu aju ci wàllu
le prémisse maanaam lu ñu war a jiital pour mën a tàmbali liggéey bi loolu pare na du esquisse yi du avant projet sommaire bi du avant projet détaillé bi du projet architectural bi du étude béton armé yegg na ci lu mu laaj rek bu amee ku ko mën a jox ci délai yi mu soxla lu mu laaj ci pay mu fay ko moom xam na ne itteem bi gën a jàmp mooy mu jëmmal lu tax sëriñ bi bu ko bettoon xam ne li mu ko digal ma nga ca loolu nag di taxawaay boo xam ne mi ngi am diggante 20 décembre bi mu ñu ko digal ak 2 avril bi nga xam ne mooy tegu xeer bi muy ñeenti weer ginnaaw bi loolu jàllee diggante avril ba décembre ba janvier ba suñu borom di dogal li muy dogal lépp lu aju ci étude bu dee plan architectural wala muy plan béton armé wala muy beneen étude bu mu mën a doon pare na ba ñu songu terrain bi bi ñu ko songee bari nay liggéey ndax waxuma la ci wàllu aménagement rek maanaam pour ñu jot lu war a tax ñu ne nañu teg fondation bu war a tax ñu liggéey rek wattaay boobu képp lu mu gàtt yaakaar naa jege na 80 millions ci diggante def ay démolition defaat ay réaménagement espace bi def creuser def gerbage nga xam ne bari na ay dimension wu liggéey yoo xam ne bala ñoo tàmbale ne nañu tàmbale rek la mu jël yaakaar naa weesu na sax la ñu njëkkoon yaakaar ne war naa mën a tabax bibliothèque ba te booba tegaguñu lu tax ñu ne def nañu béton de fouille boo xam ne mooy tax ñu mën a teg dara jëmmal bâtiment bi mu jóg loolu di itte yoo xam ne am na waaye tey jii fii nuy waxee waxuma la fondation ndax ci wàllu fondation kese itteem moom ci liggéeyal sëñ Touba yegg na ci boo nattoon projet bi ci wàllu nit ñi baaxoo natt projet nga xam ne économie ci la ñuy gën a sukkandiku ngir def rapport qualité prix ba tax kenn ku ci nekk xam ne mën naa am nangam ci njëg gu gën a jàppandi moom itteem ci liggéeyal sëñ Touba yegg na ci mu ne luñ fi def àdduna moom day dox day jeex waaye luñ fi def dana jox jamono yu bare yoo xam ne nit bu ko fa fekkee kersaam dana ko may mu bañ koo laal ndax bu dee ni ko sëñ Mountakha Mbacké waxee ci fonkel kese ñun lañu teg ndigal li nga xam ne moom lañ ko teg ba tax moom mu nangu si ñoo fekk ci fonkel boobu buñ ci jëloon exemple radier bi ñu def rek nga xam ne bâtiment bi ñu ko calculer ci norme ak ni ma koy waxee je parle sous le contrôle de architecte yi nga xam ne ñoo fa nekkal sëriñ bi ci projet bi ak service contrôle yi fa nekkal sëriñ bi ci projet bi radier sur plus de 1800 mètres carrés ñoom bâtiment bu toll noonu 60 centimètres de hauteur lañ jàpp radier général moom mu ñëw def ko 90 centimètres ngir fonkeel diggam ak sëñ Touba nga xam ne tey bu amoon ay problème sismique nga xam ne suuf mën naa yëngatu sax lu suuf yëngatu ci li ñu baaxoo xam foofu lay bàyyi kër gi kon loolu traduire na ba tey ittee ji nga xam ne moo tax Hizbut Tarqiyyah sóobu ci liggéey boobu ak naka la ci sóobu boo jëlee kër xasida yi ci boppam songee na ko noo xam ne wax na ci ay yoon ci ay soññ ne du yëfu Hizbut Tarqiyyah pour Hizbut Tarqiyyah yëfu yoonu murit yëpp la moo tax bu nu amee tawféexu ñu nu koy defloo dañ fay war a def loo xam ne dimension internationale lay am fépp foo xam ne boroom xam-xam ma nga fa te xam-xamam màjj jëm ci tabax rawatina li ñuy wax bâtisse ay tabax yu mag bu fi dikkee du ñu xeeb loolu nag lu mu laaj mu tàmbalee ko ci jël ay experts u boppam au niveau interne waaye nag ñaari taxawaay lay am li ci njëkk mooy Hizbut Tarqiyyah ci projet bii nekk ci biir université bi dafa am ay mbaxana yu bare yu mu mën a sol mbaxana bi ci njëkk mooy sëriñam digal na ko mu taxawal ko bërëb bi muy rapport diggante sëriñ ak taalibe ñaareelu rapport bi mooy ci
projet bii ci biir université bi Hizbut Tarqiyyah moo fa nekkal sëriñ bi ndax sëriñ bee wax li mu bëgg Hizbut Tarqiyyah war ko defal muy beneen casquette maître d'œuvre la tudd ndax boo jëlee projet université bi globalement sëñ bi mooy maître d'ouvrage bi mooy wax li mu bëgg ci projet bi université bi global sëñ Cheikh Bassirou Mbacké mu sëñ Abdou Khadre mooy maître d'ouvrage délégué bi mooy tànk ak loxo ak bëtu sëriñ bi ci mbooleem université bi sëñ Maam Thierno Mbacké mu sëñ Moustapha Bassirou mooy coordinateur du projet waaye ñoom dafa am ay instruments yu ñuy liggéeyee ci biir projet bi jël nañu cabinet architecture jël ay cabinet contrôle jël matuwaay yëpp ngir sart tabax université mën faa am Hizbut Tarqiyyah ci njiital Serigne Atou bi ñu ñëwee dérogé wuñu à la règle dañ ñëw fekk fa loolu adapté boppam ca loola xam ne kon ci cadre bii moo fa nekkal sëriñ bi muy ñaareelu casquette moo amaat beneen casquette mooy Hizbut Tarqiyyah ci wàllu tabax am nañu expertise bu tax ay structure tabax yu bare la ñu am boo ko xoolee balaa ndigal lii di tàbbi tout corps d'état et de métier Hizbut Tarqiyyah waxuma la am ci entreprise waaye da ciy former ba ay nit di ci taxawal entreprise loolu di beneen fànn kon du ci daanukate la ñu jàpp ne war nañoo mën a liggéey lii waaye dañoo am ay borom xam-xam ci suñu biir yoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ca loola ñu jël leen waaye taxut sax ñu am dalum xel ne ñooñu mën nañoo liggéey projet bi dañoo ubbi suñu bopp ci képp koo xam ne am na benn fànn boo xam ne sa xam-xam màcc na jëm ci ni ñu bëggee liggéey projet bi ñu liggéeyee ko te nga ne ci biir réew mi ba nekk bitim réew daf ñuy jaral ñu indi la ngir fexe ba jëmmal projet bi ci ni ko sëriñ bi bëggee kon nga xam ne buñ ne naka la ñu sóoboo ci projet bi dimension casquette yooyu yëpp muy taalibe bu sëriñam digal di maître d'ouvrage bu fa jëmmal sëriñ bi di entreprise boo xam ne moo ko war a liggéey bu tax moromum entreprise am bu ñëw bu fa taxawee xam ne lépp luy norme de construction ñun ñoo gën a sévère ci suñu bopp contrôleur yi nga xam ne ñoo ñëw di contrôler li ñuy liggéey ndax léeg-léeg ñu yegg ci foo xam ne ñoom dañooy jàpp ne mool dana fa doy ñun ñu def fa voile béton li ma wax ci rajo ba sànq léeg-léeg ñoom ñu jàpp ne li nit ñi baaxoo xam ci àdduna nit bu defee ci nangam 60 centimètres de béton doy na ñun ñu ñëw def 90 kon ku jaaxle ci boppam du def loolu ku wóolu sëñ Tuubaa ak yaakaar ko mooy def noonu macha allah loolu kon ñu ciy sant itte jooju nga xam ne moom la Sëñ Atou jiwee projet bi te biñ ko noppee gis sëñ Youssou Diop bàyyiwu ci dara mu laal suuf ni ko sëñ bi waxee da koo jañ mu jóg kaw ndax li ma wax sous-sol fondation bi def nañ ko pare na ci wàllu gros œuvre sous-sol bi pare na ci wàllu gros œuvre premier étage bi pare na ci wàllu gros œuvre fii ñu toll ñu ngi terminé deuxième étage bi ak autorité rez-de-chaussée bi bu ma ko waxee dafa ànd ak suite xalif maanaam am na barab boo xam ne wàcc nañ loolu bu techniciens yi ñëwee danañ ko leeral wàcc nañ ko ngir ki fi toogal sëñ Touba am fa barab bu boppam boo xam ne bu féex ak yaatu ak am ay commodité yoo xam ne mu ko neexee mën na fa dikkee ak ku ko fa fekk te lépp lu ci war ci mu am féexu mën ko faa dalal mën a ànd ak moom ci itte ji ko tax a jóg lépp matale sart loola ci wàllu gros œuvre génie civil pare na kon fii ñu toll ñu nga ci deuxième étage ba di lépp lu aju ci wàllu poteau ak poutre pare na fan yu néew diggante benn ak ñaar ak ñett ña nga xam ne ñoom la ñu séqal ci wàllu revêtement ci kaw bi muy dal alvéolaire bi nga xam ne dal de compression moo cay topp fi mu ne séq nañu ak ñoom li ñu war a séq ak ñoom ba tax tëj ko rek moo des ak def coupole yi ci kaw ak auditorium bi ñu tëj ko kon fii lañ toll ci liggéey jaadu na kon ñu woo ñu ko séqal ñëpp kenn ku ci nekk boo ko doon dégg wala nga koy séen ci télé wala ci bande wala ci internet nga ñëwal sa bopp ba ci bërëb ba xam ne la ñu àndoon di ko wax mu ngi nii ñëpp mën a yëkkati seen baaraam teg ci loolu di li am solo fii ci wàllu ni nga waxee ci song ko
ak itte ju mat sëkk ak pas-pas bu mat sëkk ba ñuy mujjee def évaluation ak Serigne Atou booba jege nañu milliard ndax rapport bi ñu mujjoon def ak moom tolloon nañu ci 512 millions ci jëmmi espèce bu dugg ak 300 millions ci matériel nag engin ak lépp ngi ci biir kon booba ñu ngi ci 800 nangam millions bi ñu noppee gis Sëñ Atou ak tey daanaka dollu na ci at waaye fii may wax ak yéen ci wàllu espèce dajale nañ ci lu tolloog 808 millions lu bokkut ak bu ma yemoon ci 300 millions yi ñu njëkkoon dajale ci matériel rek daanaka weesu nañu 1 milliard di dem ay nit nag boo seqeek ñoom te lim yu toll noonu day jaadu foo toll nga leen di woo di leen dajale ñu xam ni joxe nañu lu ñu mën waaye def nga ko fu mu mën a teg baaram kon yaakaar naa itte jooju la Hizbut Tarqiyyah songee liggéey bi bu ñu demee nag ba loolu ñu am tawféex gu yegg foofu ak cant war na ci gu wér ci Sëñ Muntaxa Mbàkke waaye nag rawatina ki nga xam ne mooy borom liggéey bi di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw gi it ñu xam ne ak murit yaakaaram mënta weesu Seexul Xaadim bâtiment bii nu fas yéene def di ko defal yoonu murit gépp te mu amee ci loxol Sëñ Muntaxa Mbàkke sunu itte ak sunu pas-pas ci ginnaaw sunu jëwriñ Sëñ Youssou Diop mooy bu noppee nit dana bàyyi ko fu ne ñëw di ko seetaan loola nag dana jaadu kon ñu dajewaat xam ne dox nañu jéego sàngam ñu wan ko ba ñëpp mën cee teg bët ñu xamal leen nit li des ci liggéey du wàllu revêtement du wàllu ascenseur du wàllu climatisation centrale du wàllu électrification du wàllu lenn lu ci nekk lu war a mën a tax bâtiment bi nekk bâtiment intelligent ñu waxtaan ci nit ñi xam ko bu ko defee nag ñu ànd sóobu nanu def li weesu ñu ko gën a gaaw fuuf la ñu bëgg a def li nga xam ne moo ci des kon ñu xam ne kon itti jooju ak pas-pas boobu la ñu songee jërëjëf sëñ Ibrahima Keita di leen fàttali rek ne moom mooy chef du projet maanaam kër xasida gi li mu wax yëpp mën nañ ko résumer ci engagement ak sóobu gi nga xam ne nii Hizbut Tarqiyyah am na ko ngir bëggug Serigne Touba gi am nu kowe njort sëñ Lamine dañuy desandi foofu kon li mu doon développé lan nga ci mën a yokk. waaw foofu li may tàmbalee mooy sant Cheikhul Khadim cant gu wér ndax tey soo xoolee bâtiment bi nga xam ne ci la Sëñ Youssou taxaw bi muy def appel bi nga xool élément bi nga xamante ni moom la ñu teg léegi di nga xam ne maanaam sant Serigne Touba luñ ko def rek du doy xam nañ ne kon moo ni ci biir liggéey bii moo ko yoral boppam moo koy diri moo koy yóbbu ndax foofu li ñu fa fekk mooy dina indi ñaari fànn bul fàtte ni dañoo rëdd université bi ba noppi soog a rëddal kër xasida yi fu ñu ko war a tabax bi ñu ñëwee li Sëñ Atou àndoon ak Sëñ Maam Cerno ak techniciens yi bàyyi ko ci Hizbut Tarqiyyah mooy bi ñu génnee plan bi di lii mooy li ñu leen jox loolu nag boo xoolee ay garab a ngi ci woon ay pavé autobloquant mi ngi ci woon ay bâtiment mi ngi ci nga war a toxal loolu lépp def sa seng génnee sa clôture war a tàmbali sa liggéey gas di dox ba loolu ak si fii xam naa ni ko suñu Ibrahima kay da waxee bu technicien dina ñëw ci loolu kon loolu ay jéego la yoo xamante ni liñ ciy gisee mooy da ngay gis ne ci kàttanug Sëñ Tuubaa ci lay dox ak jëm kanamug Sëñ Tuubaa ak nangoom ñaareel bi mooy xarala gi nga xamante ni moo ci feeñ ndax ni espace bi toll rek ci nga fexe yow ba liggéey ci li nga bëgg a liggéey loolu nag nit ku fekkeewul bi ñuy daaneel garab yi di toxal bâtiment yi du mën a gis loolu moom day gis rek tey bâtiment bu taxaw kon loolu doonoon beneen xeetu engagement boo xamante ni jot naa feeñ ci loolu leneen li ci des mooy ñi nga xam ne yàlla dogal na ñuy seet si liggéey bi ndax ñaari xeet lañu ñenn ñi ay architecte lañu
di ay bureau de contrôle yoo xam ne sëñ bi lañ fa nekkal mboolem ku ñu rëddal ci biir université bi nga am looy liggéey am nañu sañ-sañ yërndu li ngay def seet ko xool ko ndax sëñ bi nga koy defal mu am nag ci ginnaaw yeneen bokki taalibe yoo xam ne ndax sëñ Tuubaa am na lépp lu ñu war a ittewoo rek ci bâtiment wala corps de contrôle wala lenn am na ci taalibe yoo xam ne ñoom yàlla suñu borom dogal na loolu dañ koo xam mën ko jàng ko ba di ko jàngale ne ñoom seen xam-xam biñ ci am dañ koy jox addiya sëñ Tuubaa ñu daje former benn comité boo xamante ni ñoom lu bokkal ak ñële dañuy ñëw di ànd ak ñoom kon nga xam ni suñ la doon solo benn bët doon xool ñeenti bët lay xool waaye alhamdulilah yàlla dogal na ba ñu tàmbalee ba bisub tey la ñu seere mooy ay la yéwén de nii ngeen di def de yoonu liggéey la teg ngeen ko ci fi nga xamante ni maanaam fa ngeen ko teg kon li sëñ Ibrahima kat doon wax ci management projet bi loolu moo ci am ndax ku ne xam na ni nit mën nga am ay milliards yu jóore am ciment bu doy am fer am lépp waaye nag boo amul ñu koy mën a lijjanti ba lenn lu ne ñu def ko ci waxtoom lu war a teew lii du jiitu lii du jiitu lee loolu mooy li nga xamante ni moo indi management projet bi moo waral tey mu agsi fii loolu moo waral tey sa gis bu ñëwee ci chantier bi moom du wax ci lii danaan gars yi li ci topp la ñu bëgg maanaam ñu wax ci ndax loo xam ne da nga koo war a commander mu def nangami weer wala loo xamante ni amaana sax da nga koy liggéeylu ci ab usine amul loolu laa bëgg a dégg ñu seet fu ñu koy jaar ba nga xam ni ndax loolu ku koy def mooy li sëñ Ibrahima koy def di nga xam ni yow wóolu nga sëñ bi nga xamante ni moo lay liggéeyloo ci ne ci kàttanam ak barke mi rek ci ngay womatee lii kon nga gis ne kon ak wér am na ci ndax étude géotechnique yi luñ ci def ni ñuy def népp fépp la ñuy def dañuy tibb suuf si yóbbu ko ci laboratoire yi ñu xool ko ba ni baax na ñu gas ko yóbbu ko ñu éprouvé ko ba ni attan na nangam li ngeen ci bëgg a def kon amu ci lenn loo xamante ni jaar na te jaarul ci yoon yi nga xamante ni moom la ñu xam ci yoonu liggéeyu projet baaxoo cee jaar li ci nag xar baaxu Sëñ Tuubaa ak li ci ndimbalam ak feeñal gi mu ki feeñal boppam mooy lu waroon def at yàlla mën naa dogal ñu mënu koo taxañ ci ñetti weer kon loolu itam yeneen cant la goo xamante ni ameel nañ ko Cheikh Mouhamadou Mountakha ci taxawaayam ak ñaanam ak itam saa su nekk itteem ci di nemmiku liggéey bi ak itam di xool fan la toll. jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine dafa mel ni li ñu cërale woon ci waxtu mat na waaye jataay comme ni ñu ko defee ci bande annonce bi rek incha allah fii ba la 8 la bu soobee yàlla kon xam naa kon sëñ Ibrahima dañ lay jox kàddu gi rek nga daal di tàggook mbokk yi ñuy bàyyi xel ñu door a yëkkati jëmm yi waaw jërëjëf maa ngi sant bu baax kon ci jotaay bi jotaayu liggéeyal Serigne Touba la te sunu yaakaaru àdduna ak àllaaxira yëpp ci liggéeyal Serigne Touba rek lañ ko aj te xam ne it ci taw féexam rek la ñu dimbalee waaye du mën a ñàkk ñu am ñu sant ngir coono yi ñoo ko ànd guddeeg bëccëg loolu bokk na ci équipe technique yi nga xam ne yëpp ñoo nekk ci chantier bi kon du maître d'œuvre ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci conception yeeg ci design yeeg du ñuy liggéey ci génie civil technicien bâtiment yi ingénieurs yi conducteur de chantier yi chef de chantier yi ak bépp personnel bu fa nekk en service nga xam ne loolu it danañ ci dolli chargé de mission yi nga xam ne ñuy jóge ci suñuy daara di ñëw wala ñuy jóge ci ay gox yu fasantikoo di ay taalibe yoo xam ne seen itte ci liggéeyal Sëñ Tuubaa seen alal fekkewu ko seen jot fekkewu ko ñu ñëw du ànd ak ñun ngir li nga xam ne yéene nañ ko defal yoonu murit defal ko Sëñ Tuubaa mën a sotti ci niñ ko bëggee ñaareel bi it du ma mën a yëkkati jotaay te santuma ñi nga xam ne ñoom la ñu séqal projet bi muy bàyyi kon muy beneen casquette boo xam ne kon Hizbut Tarqiyyah am na ko ndax ñooy financer projet bi Hizbut Tarqiyyah koy financer kon dana jaadu bépp responsable lu daara yi Hizbut Tarqiyyah ñu jaar ci saw tur sant mbooloo mi nga xam ne moo nekk ci sa ginnaaw mbooloo moomu nag góor a ngi ci jigéen a ngi ci mag a ngi ci ndaw a ngi ci kon ci turu Serigne Youssou Diop ñuy jëwriñu daara yi Hizbut Tarqiyyah
nañu yëg ne ñu ngi leen di sant ci ànd gi ni ànd ak direction générale ba fii nu yegg si ci liggéey cant googu it nag danañ ci dolli suñuy partenaire ak sympathisants yi nga xam ne yëg-yëgu Hizbut Tarqiyyah lu ñu am ba lu Hizbut Tarqiyyah sumb ñu ànd kook ñoom ba fa muy war a yegg mu yegg fa kon ñooñu ñëpp maa ngi profité ci jataay bi dinañ yëgal ak cantu Serigne Youssou Diop mii njiital direction générale bu Hizbut Tarqiyyah yëpp di ñaan Cheikhul Khadim mu barkeel suñuy mbir ñun ñëpp ba yéene gi ni yéene ànd ba jëmmal lii nga xam ne kenn du nattable ne liggéeyal sëñ Touba la bu mën a maye ngërëmal sëñ Touba àdduna ak alaaxira ñu ànd ba ne ko suñu jëwriñ sëriñ Aatu waxee woon ñu jébbal caabi gi sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ci taxawaayu sëriñ Youssou Diop bi jëwriñ ji kon nag ginnaaw loolu ñuy santaat Cheikhul Khadim mi ñu may tal ak mën ba tax waxtu wu nekk suñu yéene yii ñu koy jooyal ci liggéey bi te amuk yaakaar ci ne bu nu jaaxalee suñu bopp it moom sëñ Touba jaaxaloon ko kon yal na suñu borom def tawféex ci liggéey bi doole ñu fi yàggalal sëriñ Mountakha Mbacké xalif général des Mourides muy naal ñu koy ànd di sottal muy naalaat ñu koy ànd di sottal ba ca kanama 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 kanam amiin barkeb sëñ suñu borom may ko fa nu gudd lool ak ku wér ba li muy yéene liggéeyal sëriñ Touba mu def ko ak sago amiin barkeb sëñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf te amiin barkeb sëñ Touba kon sëñ Mouhamadou Lamine kaddu yu mujj yi rek waaw kaddu yu mujj yi xam naa ne comme jotaay yi day wéy incha allah des na fi dalal ñeneen ñu ak si feneen li may fàttali mooy ñu xam ne rek woote bi ni ko sëñ Youssou waxee nee na ñi ne ci biir réew mi moom taxul ñuy wax te yaakaar naa ku dégg sëñ Mbacké Thioune kaddu yi nga xamante ni yëkkati na ko en tant que coordonnateur des cellules nationales ak des cellules à l'étranger woo na ñëpp fu membre na ci Hizbut Tarqiyyah ñu xam ne itti ji tax ñuy woote mat na ko ndax liggéeyal sëñ Tuubaa fi mu ne nii nag yaakaar naa ku dem ci barab ba di nga gis ne comité de pilotage bi xam naa des nañ dal ci jataay yi ñoom waajtaay la ñu waxoon ña nga ci ñu ngay nettoyer chantier ba mu mel na mu war a mel ouvrier yi nga xam ne ñoo fa nekk ci chantier bi itam ñoom dañoo ne jàpp nañ ne ñi Hizbut Tarqiyyah yi woo ñuy ñëw ñoom seeni gan lañu ñoom ña nga ñoom it ci seen waajtaay kon mu mel ni kon incha allah bis bi ñëpp ngi wàcc jëm ci ñuy jàpp ne kenn du ko wuute ñu ñaan suñu borom may ñu kàttan ak wér ak fekke ak tal ba ñu daje fa soññante fa ci sëñ Tuubaa yéegal yitte yi ba lii nga xam ne moom la jëwriñu daara ji woote saa su ne mu di ko soññee muy liggéey bi ak jàmm bu ñu jébal caabi yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéey Serigne Touba mu matale ko te ñu ànd ko ak moom amiin barke sëñ Touba jërëjëf sëñ Mouhamadou Lamine Diouf jërëjëf mbokk yi nga xam ne itam ñu ngi ñu doon seetaan 21h ba léegi li nag benn la ci jataay yi ni leen ko waxee léegi rek lépp ñeel waajtaayu assemblée générale bi nga xam ne nii daara Hizbut Tarqiyyah woote na ko le samedi 8 janvier 2022 ci kër xasida yi ngir waxtaane nag liggéey bi ndigal loolu nga xam ne ni Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe na ko jox ko waa daara ji ku seetaan éléments yi jàll rek firnde la ci liñ waajale lépp nag xajul ci waxtu wi waaye niñ leen ko waxee rek incha allah yeneen jataay mu ngi ñëw ci biir ayu bés bi ba bis ba incha allah dinañ dalal mbooleem ñi nga xam ne nii rek seen xam-xam màcc na ci jëm ci côté boobu wala ñi nga xam ne nii ñooy comité pilotage bi ñu ngi leen di jaajëfal nag di leen balu àq di baal àq ñëpp lépp lu ci dëng ñun la waaye lu ci jub itam ñu ngi koy sante suñ borom di ñaanalaat bu baax a baax Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides mu yàgg fi loolu te wér ba lim naa la liggéeyal Serigne Touba lépp suñ borom defal ko mu ànd ci ak mboolem julliti ak taalibe yi di leen jaajëfal bu baax a baax ci ànd gi ak teewlu gi Al Mouridiyyah TV wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh كتبت وكل ما رقى الذنب وسركا وقبل سرى ربي الذي بدونك كتبت وكل ما رقى الذنب وسركا وقبل سرى ربي الذي بدونك كلامي ونيادي وفعلي توجه إلى من كفاني سوء أو الضر وسكا حفيظ ما لمن جملة الهدى ولي قاد أقام
المسكان